jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias xibaaru digg bëccëg beeg ponk yi ci gën a fës ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari ex salarié yu agence yi nga xamante ne ni nguur gi daf leen supprimer woon ñoom nag tey jii daal dinañuy tàmbali ab xiifal nañ ko waxee woon ni kii démb ñoom nag lu ñu bëgg mooy ñu dugalaat leen ci fonction publique loolee mooy li nga xamante ni moom la ñuy ñaxtu mbootaay gi ëmb magistrat yi ci Sénégal ñoom nag dañoo daal di teg baaraamu tuuma nguuru Sénégal ndax dañu jàpp rek ni moom daal génnewul loxoom ci dossier Moustapha Cissé Lo gannaaw këram ga nga xamante ni dañu ko lakk këram ya nekk ca Touba ak benn boulangerie boo xamante ni Moustapha Cissé Lo moo ko moom ñooñ ca tuumaaloon seen lim toll ci fukk ak juróom-ñeent gannaaw bi yoon bàyyi leen loolee nag moo merloo magistrat yi ba tax nag ñuy sàkku ci procureur de la République mu def liggéeyam na mu waree leneen ci wàllu xibaar yi di médecin généraliste yi ñoom nag tey dañoo daal di xëy am ab toogaay ñaxtu ca kanamu bànqaas ga ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ñoom nag lu ñu bëgg daal mooy ñu jox leen seeni bourse waaye tamit ni ñu gisee ni noonu la ñuy séddalee bourse yi ñoom jàpp nañ ne jaarul yoon maître Abdoulaye Wade moom ma nga woon ca Linguère yëkkati fa ay kaddu moom nag ñaawlu na anam yi nga xamante ne nii ñi nekk ci àll bi ñu koy dundee muy nag situation yu metti nee na nag kii di Macky Sall lu jig njàkk moom mooy njàkk moom moo waral nag kon waa àll bi nekk ci tolof tolof yi ñu nekkee mbokk yeeg xarit yi ñu seetaan kon lii mooy ponk yi gën a fës bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram-fàcceel leen ko. jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs Médias ni ma ko waxee woon ci ponk xibaar yi mbootaay gi ëmb magistrat yi ci Sénégal ñoom mer ba futt la ñu def ndax dañu gis ni nguurug Sénégal moom génnewul loxoom ci dossier Moustapha Cissé Lo gannaaw bu ñu leen tegee loxo seen lim toll ci fukk ak juróom-ñeent ñu njoxt ni ñoom ñoo taal kër yi Moustapha Cissé Lo yi ca Touba gannaaw bi yoon bàyyi leen loolee nag ñoom dañ koo merlu ndax la ñu gis rek moo dina daal yoon dafa waroon def liggéeyam ci noonu it sàkku nañu procureur de la République mu def liggéeyam na mu waree yi kàddu nag la ñu yëkkati tey ji njàngat li dañ ci ànd ak Macky Tall. fukk ak justice bu Sénégal di dund ay waxtu yu yëngu kuréel bi dajale magistrat yi ci turu seen njiit Abdou Aziz Seck jug ngir yoole libération fukk ak juróom-ñeenti waxambaane yi ñu jàppoon ca Touba ginnaaw bi ñu songee ñetti këri Moustapha Cissé Lo daal di koy lakk ak benn 4x4 kuréel boobu li muy ñaawlu di li jëwriñ bi ñu dénk wàllu kaarange Abdoulaye Daouda Diallo dugal loxoom ci dossier boobule. Abdou Aziz Seck xam le ne état dugal na loxoom ci wàllu yoon te warul muy sàkku ñu leeral dossier Cissé Lo boobu tey woo procureur yi ñu jël seeni responsabilité ndax sénégalais yépp a war a yem ci kanamu justice te yooyu procureur ñoo war a topp bépp jalgati yoon ba mu sotti. mbir moomee nag kañ ci gënoon teg baaraamu tuuma mooy jëriñ ji ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi ndax moom la ñu njoxti ni moom daal moom moo tax ñu daal di bàyyi taalibe yooye nekk taalibe sëñ Abdou Fata moom nag loolee indi na ci leeral waa njëriñ ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci biir réew mi ñoom nag nee nañ duñu ci dara ñoom nag nañ jàpp rek ne ab bànkaas la boo xamante ni bànkaas bu libre la buy def liggéeyam na mu waree kon tuuma yi ñu teg ci kawam ñoom duñu ko nangu benn yoon. ñu daal di àddu nag ci kaddu yi ki nekk secrétaire général bu parti démocratique bu Sénégal maître Abdoulaye Wade yëkkati fële ca diwaanu Linguère moom nag la mu ñaawlu daal mooy anam yi nga xamante ne noonee la waa àll bi di dundee nekk ci ay tolof tolof moom nag ka mu ca teg baaramu tuuma moom maître Abdoulaye Wade mooy Macky Sall ndax nee na moom moo deful la mu war a def te itam am na ñu mu tooñ moom moo waral nag mu nekk ci jafe-jafe yi mu nekk nii ñu teewlu maître Abdoulaye Wade ci micro Modou Mbaye. Sénégal boo demee ba jamono bii te ci li ñu ma wax de joxe woo jiw joxe woo engrais mais kooku sëriñ bi dafa doy war de baykat yi lu ñuy dundee defe Macky dafa tooñ jàmbur musiba dal ko mënu cee mucc ñu ko ma naan loi bi article xaw ma lan ak lan mayewul loolu.
ñu daal di delluwaat ci xibaaru léegi yi déglu nag askan wi ban xalaat lañu ci am muy mbootaay gi ëmb magistrat yi ci Sénégal ñoom gannaaw seen maire bi ñu teg baaraamu tuuma nag nguurug Sénégal ak jëruñ ji dénk lépp lu jëm ci biir réew mi ne ñoom ñoo deful seen liggéey ci dossier Moustapha Cissé Lo ñoom nag la ñu gis daal mooy yoon na mu war a doxee dëgg-dëgg doxewu ni ñu teewlu seen i kàddu ak Macky Tall. aussi c'est pas normal aussi ñu jàppale benn 2 jours rek bàyyi aussi ñu dem. parce que li ñuy wax rek la force doit toujours rester à la loi c'est pas normal kon ku Moustapha Cissé wax na loolu rek ñu dem jëli leen et puis jàppale tëj leen 2 jours non non ñooñu kon ni ñu yóbboo Malel Tall jugé ko xaw ma dañ ko bàyyi xam nu mu demee noonu ñooñu aussi noonu lañ leen war a jàpp yóbbu leen jugé leen loolu mooy yoon. xaw na nduróo à 2 vitesses parce que je pense que ñi di yàq kër jàmbur yi di yàq oto jàmbur yi ñoom ñoo gën a yeeyoo ñu jàpp leen yóbbu leen prison. que peut-être ki ko xam ne dafa wax c'est vrai que am na kàddu yoo xam ne peut-être boo ko waxee mën nga offenser mais quand même ñii di lakk kër yeeg yooyu noonu di yàq ay oto di gaañ ay nit ñoom ñoo gën a yeeyoo dem prison je pense dafa xaw a dëng donc il war koo xoolaat daal vraiment. c'est une justice à 2 vitesses il y a 2 poids 2 mesures. vraiment je suis très désolé foofu tamit vraiment am naa lu ma metti wax dëgg yàlla parce que wax dëgg yàlla tamit nit ki quel que soit alpha bu defee erreur tamit. il faut laisser la justice faire son travail. Bon, donc ce qui veut dire que daal que ñoom li rupture bi ñuy prôné newul si ñoom dañuy nax nit ñi parce que bu doon réellement si il faut aller jusqu'au bout de leur logique de leur principe. dañuy daal di àddu nag ci xiifal gi nga xamante ni waa ANAMA ñoom newoon nañu ne daañu ko xiifal tey jilee gannaaw ba ñu supprimer ay agence yu nguurug Sénégal bokk na ci AGEP FMPJ ANEJ ak ANAMA ñoom ñooñu nag la ñu bëgg mooy daal li leen nguurug Sénégal digoon muy dugalaat leen ci fonction publique wala bokk ci ay agence mu def lu ni mel waaye dafa mel ni nag loolee ba ñu leen supprimer ba tey sàmmuñu ko seen lim nag toll na ci 2 téeméer Ousmane Ka moo yore woon seen kàddu ñu teewlu ko ak Alioune Kane. mooy ay ndaw ñi nga xam ne dañ doon liggéey ci ay kuréel pour liggéeyal xale yi ñu amoon ay contrat à durée indéterminée état bi ñëw supprimer loolu te président de la république yéen ñëpp dégg ngeen ko ci rationalisation bi dafa wax ne danaa créer benn kuréel bu mag bi nga xam ne day boole 4 kuréel yooyu wante malheureusement ministre tutelam bi nga xam ne tey dama wax ne c'est un criminel mooy Benoît Sambou da ko proposer décret de suppression bi problème décret de suppression boobu nag moo entraîné tey perte emploi bi. te loolu ñun mënuñ ko nangu parce que bu ñuy supprimer c'est pas parce que c'est une entreprise privée bi nga xam ne dafa am pour des raisons économiques ñu supprimer ko lu fi mën a nekk mooy dañoo war a redéployer dans la nouvelle structure dañoo liggéey ci benn organigramme bi nga xam ne mën na jël en charge 227 agents yooyu yi nga xam ne dañoo amoon ay contrat à durée indéterminée te xam ngeen nit bi nga xam ne da nga amoon sa salaire nga dem ba ay jamono dindi ko dañuy wax ab toroxtaane moom mooy yoot donc mënu ma wax ne tey président de la république ñëw ci réew mi muy wax ne day restaurer état de droit ak la dignité de l'homme lutter contre l'injustice muy teg loolu ay sénégalais boobu ba léegi premier ministre bi nga xam ne da koo jox pour mu exécuter premier ministre bi nga xam ne dafa topp tey folklore rek moom moo ko neex muy dem ay accélérer la cadence pendant que elle est incompétente moo tax ñu wax tey ñun dañuy porter combat bi suñu liggéey dañu ciy jotaat beneen bi lu mu ci bañu ko mercredi incha allah dañoo woote ensemble n'est-ce pas 227 yëpp ak seen famille dañuy def grève de la faim gis nga xeex synthèse gis nga àdduna buy dox ay gor rek mooy bañ injustice te loo gis lu mu la ne injustice dafa am ñu koy porter. ndax seen xiifal googee ñu waxoon ni dañu koy tàmbali tey jii ndax matale nañu ko ñi ngi may wax ni ki yore woon seen kàddu mi ngi ci ligne bi maa ngi lay nuyu Ousmane Ka. allo. Ousmane Ka maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. waxoon ngeen ko newoon ngeen ne tey jii da ngeen di tàmbali ab xiifal ndax loolee tàmbali ngeen ko tey. Est-ce que je peux vous passer notre secrétaire général du syndicat parce que nous sommes à la synthèse là. waaw nga leeralal ma ko rek léegi ci wolof ni ma ko waxee. ci wolof la waaw comme ni ñu ko waxee ñoo ngi ci bourse du travail synthèse te comme dañoo lëkkoog benn donc suñu secrétaire général synthèse bëggoon naa nga wax ak moom ah. waaw d'accord def na ko rek ma wax ma waaw ndax xiifal bi tàmbali ngeen ko commencé ngeen xiifal grève de la faim bi ngeen waxoon. bien sûr tàmbali nañ ko depuis ce matin à 8 heures ñoo ngi nii tëdd. voilà léegi ma jox la ko pour ngeen gën a ñëwaat ci élément bi. waaw d'accord ma ñëw ak moom nu mu tudd moom. allo oui maa ngi tudd Makhtar Dabo. Makhtar Dabo ndax mën nga dellusiwaat tuuti rek ci li nga xamante ni moom moo waral kon seen merub tey ji ba ngeen tàmbali xiifal.
waaw tey dañ tàmbalee xiifal ndaxte dañu gis ne de syndicat bi travailleurs yi depuis bi ñu supprimer seen agence ba tey amul benn interlocuteur au niveau institutionnel muy ministre yi war di jël décision rencontré ñu pour ñu trouver solution ci situation bi déjà ministère de tutelle bi nga xam ne agence yi ñu supprimer foofu lañ dépendre musul bëgg recevoir délégué syndicat délégué travailleur agence yi ñu supprimer en même temps aussi premier ministre bi nga xam ne gars yi bind nañ ko pour mu recevoir leen pour ñu trouver une solution en sa qualité de capitaine de l'équipe gouvernementale elle n'a jamais voulu rencontrer ces gens-là. demande de marche yi ñu defoon tamit pour mun a génn ci mbedd bi ci seesal suñu naqar mosuñ ñu accordel suñu demande de marche yooyu yëpp dañu ko interdire. waaw doguma la est-ce que foofu ngeen tàmbali xiifal noonu ndax am ngeen kenn ci responsable boo xamante ni ñëw na nemmeeku leen. waa tey président Youssoupha Wade moo ñu woo ci suba bi ñu wooyee ci suba mais mu ngi doon jéem a jot ministre de l'emploi et ministre de la fonction publique et du travail mais jotagu ko léegi ñun mu ñaan ñu pour que ne bu créer les conditions pour ñu dem autour d'une table de négociation ñu may ko mun na ñëw ci table de négociation boobu ñu ne ko ñun may nañ la loolu ànd nañ ci ñun négociation rek lañ bëgg ay interlocuteurs rek lañ soxla pour toogal ñoom autour d'une table de négociation. pour que ñu mun a jëlaat kañ seen xiifal bi appal ngeen ko ba kañ. ba fu mu yem rek ba fu mu yem madame parce que fu mu ne nii ñu xiifal nii jigéen yee ci ëpp sax te am na ci jigéen yoo xam ne dañu won lor imaginez situation sociale bu métti bi ñu nekkee bu demee ba jigéen bu won lor ak doom nu mu neexee yëpp mu engagé wu di def grève de la faim war a xam ne madame lu métti la jafe-jafe yu métti la ñuy di traversé depuis janvier ak léegi jafe-jafe yu métti te moment boobu bi ñuy dàq ñii seen liggéeykaay directeurs yi nga xam ne ñoom président daf leen nommé woon ci agence yooyu dañu récupéré waat directeurs yooyu affecté leen feneen nommé waat leen ci yeneen responsabilité ci yeneen structure de l'État loolu mooy wane ne c'est-à-dire poste politique yooyu lañ préserver au détriment di nga xam ne dañu defoon accepté def carrière ci agence yi ñu dàq leen ci biti muy 227. kon ñu di ko jaajëfal bu baax moom mi bokk kon ci waa ANAMA door ab xiifal tey jile di sàkku nag ci nguurug Sénégal mu dugal leen ci fonction publique nu mu gën a gaawee du ñàkk nag ñu dellusiwaat si ci suñu yeneen jotaayu xibaar ñu wax nag ci wàllu mbalit mi tey yi nag mënees naa dundee yaakaar ni saafara dina am ci jafe-jafe yi nga xamante ni liggéeykat yi ñi ngi koy jànkonteel am na ab xaatim buñ ci def jëriñ ji nga xamante ne nag moom mooy toppatoo lu ni mel moom jàpp na ni nag ñii di liggéeykat yi dina taxaw ci seeni mbir bokk na nag ci bu ñu feebaree mën a faju waaye tamit anam yu ñuy liggéey ñu fexe ba mu gën a mucc ayib seeni payoor naka noone ñu daat ci ànd ak Makital Diafara Ba. jafe-jafe yi secteur nettoiement di jànkonteel nar a dooni ay fàttaliku nguuru Sénégal xaatim ab convention bu nar a saafaral condition liggéeykatu secteur boobu. dañu daje woon di signer convention bu am solo mooy bi jiitu sax ci mbirum nettoiement parce que mosu fee am bu ñu leen doon jël fu ñu leen di dugal day indi ay jafe-jafe ba am na ci ñu bëri ñoo xam ne payoor yañ doon am mënuñu fexe ba soppi ko ndax amuñu fu ñu wékku pour def ko am na ci ñu bëri ñoo xam ne bu ñu feebaree ni ñu leen di jëlee en charge demul niñ ko bëggee am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu leen di jëlee ni ñu leen di fayee jaarul yoon am na ñu bëri ñoo xam ne nañuy liggéeyee ak conditions yi ñuy liggéeyee am na loo xam ne war nañ ko def loolu nag ñu ne nañ ci waxtaan. technicien de surface yi di rafetlu signature boobule tey am yaakaar ne du yam rek ci ay kàddu. convention bi ñëw na régler disparité yi nga xam ne ni amoon na ci wàllu liggéey bi mais surtout ci wàllu jafe-jafe yi et je pense que loolu tey ñun ñëpp nous sommes interpellés. mais li koy sous-tendre mooy que ñu matérialiser ko en acte que travailleurs yi sentir que ni convention bi jël na seeni préoccupations. liggéeykatu agence de nettoiement yi ñu tas nar a amal ab grève de la faim àllarba bi jëwriñ bi ñu dénk wàllu liggéey xamle ne nguur gi dina jël ay matuwaay mu leen di woo it ci ay waxtaan. lépp ci jëm ci convention bi concessionnaire yooyu ngay waxtaan ñoom it waxtaan nañ ci biir fi mu nekk nii daal fi ñu toll defe naa ne li nga xam ne jàpp nañ ko te ñun ñëpp ñu nangu ci concessionnaire yi ànd ci en tant que Dakar ànd ci gouvernement bi ànd ci loolu lañ war a fexe ba doxal ko. ñi seq secteur nettoiement di am yaakaar ne ak convention bi dinañ am lu mu néew juróomi at yu dal ngir mbedd yi fees ak i mbalit doon li ñuy fàttaliku.
waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi médecin généraliste yi ñoom mer ba futtu la ñu def ndax la nguur gi wax ak ñoom matalewu ko jëm na ci seen wàllu bourse yooyu lu toll ci at a ngi nii jotuñu benn bourse waaye tamit ci wàllu séddale gi ñoom gis nañ ni kenn yemalewu ko tey ji nag dañoo xëy amal ab toogaayu ñaxtu ci kanamu jëriñ ji dénk wàllu wér-gi-yaram ñu teewlu ki yore woon seen kàddu ci micro Makital. ñoom dañoo demoon ci média yi ci télé bi fu nekk ñu ne gouvernement bi décidé na ne day jox bépp médecin bu bëggee spécialisé ñu jox la bourse boobu noonu et dinañ ko yokk 150 000 pour nga mën a dem spécialisé loolu moo waral ñu bëri bàyyi seen contrat yi ñu amoon ci région yi fu nekk pour ñëw mën a sacrifié wu 150 000 fajul dara mais mun na la permettre nga dund bu yem ba ngay pare sa 4 ans nga mën a commencé def li nga mais à notre grande surprise bi ñu ñëwee nee nañ parce que yokku nañ kii bi taux bi 150 000 mënuñ jox ñëpp. ñun on a dit que loolu mënul nekk mënoo bàyyi li ngay am yëpp ci région yi nga ñëw fii pour war a def spécialité wu sa spécialisation ñu ne duñ la jox bourse boobu noonu donc li ñuy demander li ñuy laaj gouvernement bi moo xam ministre bi wala même le président de la république que ñu jox ces médecins là mooy 85 médecins yoo xam ne commencé nañ jàng bindu nañ ba war ñenn ñi def nañ examen ñenn ñi pare nañ examen mais seen résultat buñ fay duñ ko génnee nañ leen jox bourse boobu ñu mën a def seen i examen mën a fay pour mën a jàng pour ëllëg ñu jëriñ réew mi maintenant beneen problème mooy la mooy ñi nga xam ne ñu ngi am nañ bourse bi déjà ñoom ñu ngi toll ci 185 mais depuis octobre ba léegi bientôt 1 an kenn amu ci xaalis saa bi ñoom amuñ luñ dundee amuñ luñ demee hôpital amuñ dara donc loolu aussi na ministre bi fay bourse bi mais loolu tey taxu ñu jóg sax beneen problème mooy maintenant spécialité en médecine spécialisation bi juróomi at la yokk na am na si yoo xam ne dañ ko yokk ba juróomi at te ministre bi moom ñeenti at la daan joxe bourse dañoo bëgg aussi juróomeelu at boobu moom mu prendre ko en compte mu jox ñooñu bourse ñoom waxuñu dara lu ñu mën a jàpp que papier yi signé nañ ko fii dugg na fee génn na fee ñun noonu lu intéressé ñu lu ñu intéressé mooy nañ jox ñi les 85 médecins yi nekk primaire nañ leen jox bourse ñeneen ñi nga xam ne war nañ renouveler seen bourse ñu fay leen nu mu gën a gaawee et 5e année bi ñu mën ko aussi intégrer dans les bourses là mais à part ça waxuñu dara loo xam ne ñun mën nañ ko jàpp ils ont essayé de nous calmer mais ñu on dit que il faut que population bi ñoom ñu mën a xam ñun jafe-jafe yi ñuy dund. xibaar yi soxol campagne électorale gox-goxaan yi Khalifa Sall nag ma ngay yëglu ci wetu nguurug Sénégal ne boo sàgganul daañu gis ab njuuj njaaj ca commune bu Grand Yoff moom moomee di njiital taxawu Dakar ak Khalifa Sall nee na nag am na ay nit yoo xamante ni ci luñ ko wax dañoo yor ay xarala nekk nag ci ay station ña nga fay def ab liggéey te loolee nag boo sàgganul dana jur ay njuuj njaaj ci campagne bi ñu dëgmal yooyee kàddu nag mi ngi ko yëkkati ni ki démb ba mu doon nemmeeku commune Biscuiterie bu Médina di Saprera Mardian. Khalifa Sall dellu si ay kaddu yu mu yëkkati woon di artu ci ay carte électeur yu ñu doon defar ci biir campagne électorale bi maire de Dakar sortant bi di leeral ay kadduwam. dama wax ne biñ ko waxee wax xam nga bi ñu waxee ne dañ ñu wax ne am na ay inscription ak nit yoo xam ne dañuy wax ñi amul carte d'identité ñu wutal leen ko neewoon naa leen ni boobu moom du amul problème ku amul carte d'électeur ñu wutal la ko kooku mooy problème parce que kenn mënatul am carte d'électeur sauf ki réeral kartam wala sauf ki ñu sàcc kartam c'est-à-dire ki amoon carte te kartam réer kooku mën na amaat carte mais ki amuloon carte mënul am carte bañ ko waxee wax ministre de l'intérieur interpellé ko ni ko at yëpp ñu génn pour pacifier scrutin bi dañ doon jox liste yi liste bureau de vote yi ak nit ñi liir naa directeur général élection wax ne liste yooyu ak bureau de vote yi ku bëgg mën na ko jëli donc tontu na ma réglé na loolu bi ci des mu ne inscription bi arrêté nañ ko depuis février. tête de liste coalition taxawu Dakar xam na ne ay ñoñam am nañu ay firnde yuy wane ne am na ñoo xam ne dañ leen jàpp ñuy def ay fraude ca Grand Yoff Khalifa Sall di artu nguur gi moom nee na coalition bu mu jiite du nangu benn fraude. mais may wax ni ñun ci mbiru élection du ñu wax ci neen du ñu yuuxu naan fraude dama ne weer a ngi nii ñu topp ay nit yu yor seen oto yu ma mën wax marque bi ñu yor seeni matériel ordinateur di daje ci ay station Elton du ma leen wax fan la te numéro oto yi yor nañ seen plaque d'immatriculation ñooñu kenn jàpp leen ñun ñoo leen gis photo leen wax ak ñoom.
Khalifa Sall doon amal visite de proximité ca commune bu Biscuiterie yi ngir jàppale Doudou Issa Niass. Dissa Prera ni ñu koy defee saa su ne ci campagne bi di dem ci ay gox di xool ni ñu dundee bokk na ci zone de captage quartier bu bees la naam waaye jafe-jafe yi bari na bokk na ci yooyu leen sonal li ko waral nag mooy canal boobee ndox mu salte yay jaar ñoom nag gis nañu ni maire bi nga xamante ne moom lañ fa nar a fal bees liggéey boobee dina ko xaar lu baree bari Salimata Aw Seck. canal bi mooy jafe-jafe mbooleem ku dëkk zone de captage ci quartier bi yëpp ñaxtu gi benn la. problème mu yoo yi. parce que bëri na yoo. dafa am ay yooyu ma doon mat un peu partout sur le corps. ay yoo xet gu bon ay garage mécanicien yëf yi mujj jéggi dayoo. parce que fii lii feebar boo xoolee si ginnaaw mi xool l'eau est sale. et puis on ne parvient pas à respirer. waaw duñ mënuñu nooy. li ñu gën a sentir mooy ñàkk sécurité. sécurité fii benn poste police moo nekk Grand Yoff zone bi yëpp Grand Yoff yëpp benn poste police. ki ñuy waaj a tabb maire liggéeyam narta yomb benn yoon. man 4 heures du matin laay génn mais damay taxaw fii ba gardien bi génn fii ak amuma oto. du nangoo dem parce que sécurité amu fi. bëgg nañ mu defal ñu tali yi bëgg nañ ñu nettoyer ñu koñ bi mu set. lu mu war a njëkk a def mooy defar kii bi defar. ñu ngi dem si nawet donc ndox bi ñu ko bàyyi fi ça peut engendrer beaucoup de détriment à la population. zone de captage am ay jafe-jafe ci wàllum assainissement li ko waral quartier bi dafa nekk ci benn zone boo xamante ni yoonu ndox la ña fa dëkkee nag li ñuy laaj ki ñuy waaj a fal mooy rekk mu sàmmoonteeg ay kàddoom yi nga xamante ni moom la rotal ci campagne électorale bi. gannaaw fële di zone de captage Faysal foofee nag dañu gisoon ni cité bu rafet la quartier bu mucc ayib ci fàttali ci atub 1990 la ñu ko tabaxoon ngir jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci nguur gi waaye tey jilee xar kanam wa soppiku na askan wa nag di ñaawlu lu ni mel wàllu mbënd mi nag bokk na ci li leen sonal Aïssatou Paye Fall Alioune Diagne. cité Faysal benn gox benn tur benn gis-gis naataangeeg tawféex waaye mu mel ne kër gi taxatu ko nugu noonu. mais on a vraiment revoir la cité Faysal de 95 la cité Faysal que les Djiboka habitaient xam nga jamono jooju ñun ñu ngi woon ay xale yu ndaw mais même bu tawee sax dañuy fubal si taw bi on se rappelle xam nga waaw voilà quoi ñun loolu la ñu bëgg a amaat quoi cité Faysal. phase de jeu amatuñ ko parce que xoolal boo xoolee côté bële ne booy xool bande boobu noonu espace vert lañ fa bëggoon def au moins benn parcours sportif maire yi mun fa doxantu mais léegi amatuñu loolu. nawet bi di jub si mbënd mi di yërndu jaaxle door. ñun suñu problème ñun waa Faysal mooy bu nawet bi jotee suñu tali bu tawee day fees on peut dire que ne mën na nekk nawet ak noor yëpp dañuy am ay ndox loolu mooy mur bi day daanu chaque année bu ñu ko defaree day daanu peut-être ndox bi nekk ci technopole bi moo ko ëpp doole wala daal mais à chaque fois ñu defar mur bi day daanuwaat. ñuy woo maire bi nara fa lu bees cité Faysal bokk ci ay yitteem. amatuñu lumière ci suñu mbedd yi. donc du coup il faut ñu defaral ñu ay lumière defaral ñu suñu tali yi loolu rek mooy suñu problème. dañuy xàccandoo di dóorandoo gis ngeen mur bi chaque année waa cité Faysal ñoo koy defar mais waa cité Faysal encore chaque année mur bi daanu ñu defaat seen xaalis au moins maire bi war nañu mën a gëstu daal. problème mu assainissement yoon yu lëndëm bokk ci seeni jafe-jafe ñi bëgg falu am nañu liggéey. duñu yem ci gox yi ana ñuy neexle ci campagne électorale bi muy garde du corps yi ak yenn kër yu yëngu ci wàllu kaaraange ñoom nag dinañ baaxle bu baax ci campagne bi ndax dañuy seetlu ni ñi jiite campagne yi dinañ leen faral di jël ñu ci ëpp nag ay mbër la ñu doon wala ñuy def arts martiaux Dissa Prera Mardian. ñu yomb xame lañu ci seen taxawaay ak seen colin bés bu nekk ñooy wër candidat bi ngir wattu kaaraangeem ñooñu ñooy garde du corps yi campagne électorale bi doon seen traite. comme tey ñu ngi ci campagne yoon la tamit ñu renforcer sécurité. à peu près mën naa ne 30 ans. par jour waaw. par jour kon nice. waaw non sant yàlla xam nga ñun ñu ngi am salaire. wattu kaaraange candidat doon liggéey bu bare ay risque waaye jamonoy campagne candidat yi dañuy fay xaalis bu takku ba tax jeunes yu bare dañuy former ay groupe de sécurité di wattu clients yi gën a tàlli. métti na trop sécurité moom ku ko xam ne liggéey bu métti la risque bu nekkee nga ci. fii Sénégal la jeunes yu bëri ci sécurité la ñuy liggéey
gars yi nee nañ y a pas de sous-métier jeunes yu bëri sécurité la ñuy liggéey. waaw ñun de genre société bu ndaw lañ yor quoi ay isam lu mu la wax ni am nañ responsable ku amee kuy waar nii rek da lay oo rek nga ñëw taxawaa waaw journée bi mun nga am 50 000 ans ay ñu doon ay mbër ay spécialiste arts martiaux wala ba ay borom doole kottu ñu am wala ñu ñàkk formation ci wàllu sécurité leen yitteel mooy ñu fay leen seen xaalis ñu def seen liggéey ni mu waree. di sa prera ñu di ko jaajëfal dañuy daal di tàbbi ci xibaaru biti réew yi ca Libye la ñu koy dooree tey jii nag daañu dem ca mbañ gàcce ya ngir tabb seeni ndawi réew moomee nag fas yéene kon uutu congrès ba nga xamante ne moo fa nekk di congrès général national ba nguur ga fa nekk nag jamono yi di nguuruk néggandiku ga dafa daal di des sax tey jii ñaar ki fan ak juróom ci weeru juin muy jouru férié kenn du liggéey ngir nag libyen ya mën a dem kon wote ji nu mu waree waaye nag ñuy jàpp ni foofee ca Libye boo sàggunul wote ya ab fitna dana fa juddu ndax dëkk ba ma nga nekk nag ci ay jafe-jafe yu tar bokk na nag ci ñi nga xamante ni ñoom la ñu duppee les milices ak tribus yi nga xamante ni ñoom ñoo taxoon ba Muammar al-Kadhafi daanoon ci atum 2011 waaye nag ba nëgë ni ñu ngay wéy kon di ñàkk ànd ak nguur nga xamante ne moo fa nekk jamono yi ci xibaari biti réew yi ba tey ca Nigéria moom takk der ya nga xamante ne ñoo fa nekk dañoo daal di seetlu ni nag kon am na ay liir yoo xamante ni ñi ngi leen di jàllale diggante Niger ak Nigéria Niger ñoom takk der ya ñoom dañoo daal di sax jàpp ab réseau boo xamante ne ab réseau trafiquant la bébé yooyu nag ñu ngi leen di yóbbu ca Nigéria ndax dañu njortu rek ni am na ay soxna yoo xamante ne dañoo nekk foofee xëy na am doom da leen a të ba tax na nag ña ngay dem kon ca dëkk boobee nga xamante ni fa la ñuy jëlee ji bébé yooyu usine à bébé sax la ñu leen tuddee fa la ñuy jëlee kon bébé yooyu ñu ca teg baaraamu tuuma nag di ay soxna yu siiw lool kenn ki mi ngi nekk soxna ministre d'État ba nga xamante ne moo nekk jamono jooje ca nguuruk Niger am na ci benn soxna soo xamante ne ni moom soxna président bu assemblée nationale la ak ñetti soxna yoo xamante ne ni seen borom kër moom ancien banquier la woon ñoom ñetti ñooñee ku ci nekk am nga ay seex waaye waxoo seex ya fa mu jógee ba tax na nag yoon ma ngay def ab gëstu ab l'enquête ngir xam fu seex ya jógee xibaar bi ci réew ba tey dañuy daat koy jeexalee ca Russie Sénat ba nag daat nay jël ab dogal ci fexe nag ba militaires yi nañu doon demee fële ca Ukraine ñu dakkal lu ni mel gannaaw bu leen ko njiitu réew ma Vladimir Poutine daal di sàkko ci début mars ba nag am na ab texte boo xamante ne dañ ko faa wote woon texte boobee dafa waxoon ne militaires yi mën nañoo dem ca Ukraine ngir ottu fa kaaraangeek doomi Russie fa nekk te fekk baax ca Ukraine waaye tey jii dakkal nañu ko naataangoom nag bu Ukraine moom rafetlu na lu ni mel muy Petro Poroshenko nee na nag loolu dafay wane ni kon tànk jàmm ñuy dox ci diggante ñaari réew yooyu mën naa am léegi-léegi ñu daal di jàll ci xibaaru tàggat yaram yi. xibaaru tàggat yaram yi coupe du monde bi la ñu koy dooree ak groupe E bi tey ji nag programme bi nii lay tëddee bu 16h jotee Nigéria dana jongante ak Argentine Bosnie ak Iran lay doon ci benn waxtu bi lay doon bu 20h jotee Équateur dana janoo ak France ci waxtu bi ba tey Honduras dana jàkkaarloo ak Suisse résultat démb bi nag nii la tëddee Grèce moo dóor Côte d'Ivoire ñaari bal ci benn Japon daal di ak Colombie ñoom ñoo ko doon sekk Japon am benn bal Colombie ñeenti bal Italie ak Uruguay benn bal ci dara Costa Rica ak Angleterre ndam demul ndam dikkul ñu des ba tey ak coupe du monde bi ñii di nag di waa Uruguay seen supporter ñoom dañoo daal di nag kontaan lool waaye supporter yi nga xamante ni ñoom ñoo doon farak waa Italie ñoom dañoo daal di mer ba futtu ndax la ñu seetlu mooy seen équipe daal xarañte ba mu waroon wane ca coupe du monde boobu wane wu ko Mame Fatou Ndoye. El canto de las personas, el pueblo libre, es sensacional, vamos juntos contra la opresión, viva, avante Uruguay. El juego fue una paura solamente. Mën nañu sax match yu bari woon ay occasion waaye daal li ma mën a wax moom mooy ñii di waa Uruguay ñoom ay champion lañu dem nañ ba jeex wane nañ seen bopp te dogu woon nañ sax ci match bi loolu di wane ne équipe bi daal baax na lool. De la celeste, entonces fase la magia en campo. Definitely is a surprise for us because seen qualification mérité nañ ko li ma mën a wax moom mooy stratégie yi nga xam ne suñu entraîneur italien bi indi na ko
daanaka baaxuloon mën nañ ne ci attaque rek la ko wékkoon défense bi dara baaxu ci woon dafa doon senn. The defense is not working well. I think the weather because. ci wàllum climat bi ñun européens yi xamuñu xeetu climat yi ndax soo xoolee match yëpp ñu ngi ko joué ci bët gànnaaru Brésil te xeetu climat bi fa am dafa metti lool moo tax ñun brésiliens yi mënuñu ko supporter bokk na sax ci li gën a waral ñun ñu lajj. Cheikh Tidiane Dione moo doon faram-fàcce seeni kàddu ñu ànd yër li yéen i kaay xëyandoo ak borom jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf taal si la borom Macky yóoni ne leen ko na ca teg Macky gas yi yéen xët u njëkk observateur waa APR bu ñu moytuwul seenub campagne fii la nar a yam yéen a kaay bi dañu la koy jur moo di watay 4-4 ya ñu luye woon luye ko ci benn waaye bu ñu naan Saliou waroon koo fay juróom-benni téeméeri million ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar dañoo am lu ñu ci avançon nañ ca ñeenti téeméeri million ak juróom-benn desa ca téeméeri million ak juróom-benn fukk ak juróom-benn loolee la ñu fayul waaja ba tax waaja di Saliou wooyi gaayam ne leen gaay yi bu ñu mottaliw liñ ma amel ci xaalis bu fa benn woto buuse yéen a kaay bi nañu ca nañu ko waxee Farba Ngom la ñu joxoon xaalis bi moo tardal yëf yi ba moo tax waa APR bu ñu moytul seenub campagne du yegg seeni tànk la ñu ko nar a yeggalee borom parti bi di Macky Sall mi ngi ci xëtu njëkk La Soleil journal bi moom njiitu réew mi Macky Sall ma nga woon ca diwaanu Potou démb baykat yi soble yee foofee la demoon seeti leen jaajëfa leen sargal leen ndax jéego yu am solo yoo xam ne def nañu ko ci mbayum soble mi yéen a kaay bi nañu Macky Sall ak li mu wax baykat yi soble yi bokk na ci xamal leen ne leen yéenam ak bëgg-bëgg moo di ci atum 2016 Sénégal bañ di jëggaaneeti wàllu soble observateur ne ko yemu ca ne dem na bay xamal askanu Sénégal moom jiitu réew mi ne leen soble sangi dee leen togg yaa say ginaar yu fotte tarac di lekk ku ne yaa sa xel dem ci ceeb baa nga ne jasar ca Grand Yoff direct info na Aminata Touré tête de liste Benno Bokk Yaakaar ca Grand Yoff di xëccoob mairie bu Grand Yoff la ñu ne ceeb ba mu yóbbu ca Grand Yoff moo nar a salfaañe élection yi ne kër gu ca nekk Aminata Touré fëgg na fa dugal fa saakob ceeb ci populaire Khalifa Sall ki ñoñam ne ñu fa ñoom Aminata Touré la ñu def ca Grand Yoff loolee fa gën a tuuti am nay njuuj njaaje ki tappale yu ñuy wàcc élection yi te loolee bañ ñu ci dara ndax oto yi ñu jël numéro yi xam nañu ko nit ñi ñu jël ñoo nga ki seeni photo ordinateur yi ñu jël bëgg a sàcc élection yi xam nañu ci dara observateur nañu waaye tuuti ko noonu moom Khalifa Sall musiba am ca manifestation gawoon ca Biscuiterie yi Khalifa Sall dafa demoon ngir jàppale Doudou Issa Niass mi nga xam ne moo jiite woon mairie ba te bëgg koo jiite waat am nit yu juux ca manifester ga bëggoon fa indi fitna ay gaz lacrymogène la ñu fa pompe moo tax nit ñi may leen jàmm ci si gi ci or moom observateur nañu bali fetale fa jip dañoo toog ba mu yàgg rek dégg tuyu ji jàppante bu amoon ci diggante ñiy jàppal tànk Abdoulaye Baldé ak ñi farek bonu ensemble Walf Fadjri nañu en tout cas li leer ba leer te ñëpp seetlu ko moo di campagne beek jëf ju bon ji ci am ak fitna ji ci yeewu kenn defu ko ñu dul mbër yi ñoom la ñuy sant jëf ju ñaaw ji populaire nañu ñaari mbër gi yoo xam ne seen guddi gu njëkk fanaan nañu ko ca kaso bu Rëbës mu di doomu Dango ak Mama Ya ñu jàppoon te Tëngéej doon leen tuumale seen loxo dafa laale ca fitna ja fa amoon fitna jeneen ju amoon feneen mu di la ca Touba ak terangay Moustapha Cissé Lo ja ñu fa lakkoon fukki nit ak juróom-ñeent ñu ca jàppoon te bàyyi leen direct info nañu bàyyi gi ñu leen bàyyi yëngal na magistrat yi réew mi mer nañu ci bu futu communiqué la ñu génnee lañ ca wax moo di ministre intérieur yoonam warta nekk ci loolee ñi ngi ñaaw lu ni mel Walf Fadjri nañu yamuñu ca ne bu weesoo fipp gi ñu fipp ñoom magistrat yi sàkk nañu ci procureur yi nga xam ne mën nañu dara ci yëf yi ñu lijjanti ko Le Quotidien nañu UMS Union des magistrats du Sénégal far nañu soppaliku union contre les mesures sélectives fu ne bàyyi gi ñu bàyyi fukki nit ak juróom-ñeent yu ñu ne ñoo taal kër Moustapha Cissé Lo loolee magistrat yi réew mi mer nañu ci bu futtu enquête dina kay mel ne ku naan ñoom magistrat yi ñoom diplomate yi ñoom policiers yi am na leneen lu ñu mën a mer ne mi ngi ñëw ne lu aju ci logement conventionné yu nguur gi dindi ba noppi di ko segg li mu jur moo di juróom-ñaar fukki yoo fonctionnaire ak juróom yoo xam ne ñoo ngi ci wërum dëkkuwaay bu amul courant daanaka mook ngunul ginaar ñoo yem kër gi ñu dénk courant bi ci réew mi di Senelec kan la yàpp libération laaj lu ni mel yéenekaay bi nañu njiital Senelec di Pape Dieng dog-dogi courant yi fi am bi mu génnee waa SAR di société africaine de raffinage la ko sippi ndax nee na ñoo leen jox fuel bu bon libération nañu waxi Pape Dieng yooyee kat ci kese la dara ci dul dëgg waa SAR fuel bu baax la ñu jox waa Senelec lii coow li moo di Senelec ci boppam moo amel société africaine de raffinage ñeent fukki milliards ak juróom-ñeent Le Quotidien nañu Pape Dieng ak waxam jekk li mu ne waa société africaine de raffinage fuel bi ñu leen jox bu ñu dugal ko ci Konon Power fuel baa bon moo indi dog-dogi courant yi loolee wax la ju tegul fan Pape Dieng day wax ci lu mu xamul ne la ko jiitu la mu waxoon moo di dog-dogi courant yi ñuy nemmeeku paan bu ndaw la du am benn jafe-jafe bu muy indi ab diir la ñu ci teg rek jafe-jafe dog-dogi courant yi ne jasar ci kaw askan wi askanu Sénégal ak li ko wër nañu fekkante ji ci sunu lamp ñu xooli fa seetkat ya ca Fatick li ñu gisal Yaxya Diop Yékini li ñu gisal Yékini moo di gonek basul gi atum 2015 ca lay bàyyi bëre te buy génn ci lamp ji ndam la cay génne Triple S doomi Double S di Balla Gaye mi toog ci défaite sunu lamp di laaj ndax kàddoom yi mu yëkkati woon ci ne dootu bëre teg Yékini dootu bëre ak Modou Lo ndax
du kàddoom yooyu moo ko nar a yàqal ci lambu ji ma lambi observateur xooli xew-xewu jamono ba xew ca Tëngéej yéen a kaay bi ñu benn waaye ngi bu ñu naan Abou Omar Dia ab commerçant la dëkk ca Tëngéej la mu fa nekke moo di ëmbal xale yu jigéen yi que mu ko mujjee def journal bi nañu benn xale bu jigéen la bu toll ci fukket ak juróom xale bu jigéen bi ne Abou Omar Dia la mu ko wax moo di damaa amee kiris te su ma tëddul ak yow mën naa cee jaaree faatu Abou nag la mu wax moo di du moom moo ëmbal xale bu jigéen bi ndax li ko dal soriwul xuuxaan maanaam loolee góor di am ñaar moom benn la ca am observateur tax nañu nee nañu nag duggulet muy def lu ni mel day def li muy def ba noppi taxaw ne daa xuuxaan. ñu di ko jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye ñi fete woon ci machine bi ak ñu jàpp ci xibaar yi ba mu sotti cant ak ngërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi dellusiwaat 19h30 ak 20h ak yeneen i xibaar jaa ngeen jëf.